bilan bi nga xam ne jot nañu ko am na ca bilan boobee ñeenti cas communautaire yi seeni borom diwaanu Touba la ñu dëkk. lu aju ci waajal weeru koor wi ñuy séentu ana nan la ñu mën a séentoo weer ci jamono ji nga xam ne 20 heures ca la ñuy sàkku ñëpp ñu fatu ji nu ñu mën a séentoo weer wi laaj nañu ko Mourchid Yane Thiam mi nga xam ne moo jiite commission bi ñu dénk séentum weer fii ci réewum Sénégal dina indi tontu li ci biir xibaaru digg bëccëg gi bu ñu noppee ci loolee daañu dalal Barthélémy Ngom mi ngi nii toog mooy faram-fàccee xibaar yi bi ci réew lu ciy gën a fës Barthélémy. mbënn mi ca République démocratique du Congo am na ay nit ñu bari ñu ci ñàkk seen bakkan ñeneen ñi ba tey kenn gisagu leen lu toll ci fukk ak juróomi junniy kër màbb nañ fa ca Togo ki nga xamante ni moo di ak Béyomé Kodjo bokk ci kujje politique ba démb ba léegi dañ ko teg loxo sandarme yaa fa dem këram daal di ko ne doñ ñett yóbbu la ko waral nag mu dip dañ ko yónnee ñetti convocation mu bañ ne du wuyu ji Donald Trump dellu siwaat indi ay leeral ci dogal gi mu jël maanaam suspendre li nga xamante ni moo di immigration légale nee na Washington dafay jël dogal daal di arrêté lii di carte verte yi ñuy joxe mu di dogal boo nga xamante ne ñu ngi ko jël gannaaw chômage bi ñu nemmeeku ne dafa yokk ci jamonoy Covid-19 bi. loolee moo fi gën a fës ci xibaar bi ci réew dana ñëw yàkkale ko ci kanam tuuti lay doon bu ca noppee daañu dalal Youssouf Bodian ci Coro News di ponk bi ñu jagleel xibaar yu ñeel tolluwaayu coronavirus bi ci àdduna bi moo jukki as lëf ci yëglekaay yi xëy di génn bés bu nekk jeexale xibaaru digg bëccëg gi ak gis-gis li ñu ciy waxtaane tey ji moo di dogal yi nga xam ne kilifa yi réew mi jël nañ ko jëm ci xeex lu lawal jàngoroy coronavirus bi dees ko war a gën a taral am déet seen xalaat ci njeextal xabaar yi lay doon ci gis-gis lay doon ci rajo Futur Média lay doon Abdoulaye Diop a nekk ci machine bi. Mamadou Mohamed Ndiaye. ci kàddu gi mbokk yi nuyu leen sant leen boo dooree xibaaru digg bëccëg geek ni ñu ko junjee woon ci bopp bi mu di xibaar bopp rajo Futur Média ko amee. hôpital principal bu Ndakaaru ay liggéeykat yu fa nekk dañoo corona ana ci nan lañ ko amee xibaar beeg nan la tëre leeral yi Ajaratu Binte Diallo. coronavirus dugg na ci hôpital principal bu Ndakaaru ñu jëlee xibaar bi fu wóor muy nag bu góor koo xamante ni dafa accidenté woon accident bu metti loolu nag moo taxoon sax boobu ba léegi mi ngi hospitalisé ëpp na 2 weer ci département Fistec orthopédie moom nag dafa am ku ko seet si woon ci feebar bi ñu jàpp ne kooku kon moo ko war a wàll feebaru Covid-19 bile waaye ki ko wàll bi mi koy seet si moom si boppam xamul woon ne dafa yor virus bi te beneen jafe-jafe bi moom mooy ne ki ko wàll feebar bi moom xamuñu kan la ba tey jii ndax nag moom ma nga bàyyeekoo daal ca Kër Massar ñu jàpp ne kon cas communautaire la ndax Kër Massar foofu la dëkk ak itam ki nga xamante ne moo accidenté foofu la dëkk ba tey ki feebar bi mu commencé nag di ñàkk wala am nag yenn signes yi ca gaaw la ko personnel hôpital principal daal di defal ay test bi test bi ñëwee nag si le positif ñu xam ne kon am na feebar bi naka noonu wàll na yeneen 2 garçons de salle ndax ñoom ñaar dañu nekkoon ak moom en contact direct maanaam ñoom ñoo ko doon jàppale ci yenn yi moo tax wàll na leen feebar bi ñi des nag ci personnel médical bi ñoom tam defal nañ leen ay test waaye test yi bu mu ñëwee dafa négatif taxul nag ñi ngi leen confiné ci benn hôtel fii ci Ndakaaru di xaar nag période d'incubation bi jeex ñi nga xamante ni ñoom ñooy ñett ñi nga xamante ni am nañu feebar bi maanaam ki nga xam ni moom moo accidenté woon entrée fa ñu wàll ko ak 2 garçons de salle yi nga xam ni moom wàll na leen ko ñi ngi leen interné ci département bu Flair bi nga xamante ni bi épidémie mi amee ci Sénégal ba léegi nguur gi da koo jël boole ko ci dispositif national xeexub coronavirus bi autorité médicale yi ñoom boobu ba léegi nag ñi ngay wër ki nga xamante ni moom moo dugal feebar bi foofu ca Fistec wàll ko ki feebar wàll ko ñeneen ñaar ñi waaye boobu ba léegi xamuñu kan la li jaaxal sax hôpital principal bi mooy kooku ñëw wàll leen ko fan la jaar ndax boobu ba léegi dañoo tere ay visite ci hôpital principal bu Ndakaaru bi feebar bi Covid-19 duggee ci Sénégal ba tey jile. diwaanu Ziguinchor lu yéeme lañ fa demee ko di benn waay boo xam ne dafay amee woon coronavirus bi ñu faj ko ba mu wér jàngoro ja dalaat ko yëf yi ma nga xewee ci Ziguinchor googee kamu dal benn waay la bu fekk baax Europe foofee la jógee waaye ma nga dëkk Cap Skirring loolee nag kaw dal ñi ngi koy tuddee daal virus bu feeñaat ci yaram. mu di leeral yu ñu nangoo ci médecin chef bu diwaanu
Ziguinchor di colonel Maodo Malick Diop ñu déglu ko ak Lamine Ba. tey benn cas la ñu am bon mënuñu wax sax ne c'est un nouveau cas parce que malade la bu ñu traité woon ba mu tane ba wér ñu def 2 prélèvements mu tane bon après mu rejeté quoi donc bu mu génnee aussi ñu gis ne 2 jours après mu commencé doon sokkataat aussi bon comme amoon na yeneen feebaru respiratoire yu nekkoon ci suuf aussi bon ñu ne woon avant ñuy continuer exploration bi bon bu ñu jéem a xool est-ce que bu ñu lii ba pare du Covid bi quoi donc ci lañ ko prélevé envoyé ko bon traitement bi moo ñëw positif. loolu lu mën a nekk la MCR. waaw bon en tout cas on a vu des cas comme ça lu mën a nekk la on a vu des cas comme ça parce que je crois que bon en Chine cas yi amoon na ko des patients yoo xam ne leen traité ba ñu wér ñu génn après quelque temps après ñu positif waaw loolu moom am na possibilité de réactivation du virus. yéen a ngi organiser prise en charge am bi. waaw ñu ngi koy organiser actuellement ñu ngi préparé ñu laaj ko au niveau du centre de traitement bon yàlla def na comme ci contact yi bëriwul parce que moom kese moo dëkk donc am na benn client buy jaar foofu benn domicile buy jaar de temps en temps pour entretien kër yooyu quoi kooku aussi on a jugé prudent isolé ko prélevé ko et bon jëm a xool ce que ça va donner. Sénégal sorewul juróomi téeméeri cas coronavirus ci réew mi ña nga léegi ci 400 juróom-ñett fukk ak ñaar li ko tax a yegg foofe moo di lim ak takk bi nga xam ne waa ministère de la santé xëy nañu ko joxe tey ji ñu déglu leerali docteur Aloyse Waly Diouf di porte-parole cellule riposte Covid-19 doon it directeur de cabinet bu ministre de la santé ñu teewlu ko. tey bésu mercredi ñaar fukki fan ak ñaar ci weeru avril 2020 ministère de la santé et de l'action sociale jot na résultat examen virologique yi ma leen di waaj a lim ci 400 ak juróom-ñett fukk ak ñaari test yi ñu def fanweer ñoo ci positif maanaam ñaar fukk ak juróom benn yi ay contact lañu ñeenti cas yi di ay cas communautaire yi ñu gisee fële ci Touba fukk ak benn ci malade yi ñu hospitalisé woon wër nañu bésu tey yeneen malade yi des ci hôpitaux yi ñu ngi am tan te benn cas grave amul ci suñu structure de santé yi ci bésu tey dalee ko ci cas bu njëkk bi Sénégal wàññi na 200 ak ñeent fukk ak ñaari cas 200 ak juróom fukk ak ñett wër nañu juróom benn yàlla nangu na seeni bakken kenn ki ñu évacué waat ko mu des 100 ak juróom-ñett fukk ak ñaar ci suñu structure hospitalière yi démb ñaar fukki fan ak benn ci weeru avril bi ñu nekk Sénégal wàññi na juróom-benneeli deseem ci mbas mi ministère bi gàlloo wërgu yaramu askan wi ak action sociale mu ngi dolli di ñaax population bi pour ñu sàmmonte ak digle yi ñu joxe. ma nga noone na ko docteur Aloyse Waly Diouf waxee tey am nañu fanweeri cas ca fanweeri cas yooyu am na ci 4 cas communautaire cas yaa nga jóge diwaanu Touba di barab boobu fan yee ñu génn gisoon nañu ak dal ak it jàngoro ju awoon yoonu jóge fa waaye fi mu nekk dafa mel dafa delluwaat ndax lu mu gàtt kon fukki doomi aadama ak juróom ak lu teg ña nga ñu hospitalisé ca centre de santé bu Daaru Marnaan kilifa ya foofe ak muy kilifa diine yi kilifa àdduna yi ànd kon ngir xeexandoo ba jàngoro ji bañ fa law Mohamed Diop. yeneen 4 nit yoo xam ne am nañ doomu jàngoro bii di coronavirus te jëlee ko ci transmission communautaire bu ñu sukkandikoo ci li nga xam ne mooy chiffres yi ministère de la santé doon joxe ci point du jour muy yeneen 4 yoo xam ne ñëw nañ fekk si limu ñi nga xam ne ñoom ñoo feebar amee coronavirus te ñu leen di faj ci centre de santé bu Daaru Marnaan ci diwaan bu Touba muy loo xam ne tiital na bu baax a baax ñi nga xamee ne mooy kilifa yi yor wàllum xeex boobu ci biir diwaan bii ba tax na ñoo ngi amal ay jéego ngir xeex bi ngir mën a jëlee doomu jàngoro bi ci diwaan bu Touba muy ay jéego yoo xam ne ñu bari jàpp nañ ne xaw naa yéex waaye jéego buñ ci teg nekk na jéego boo xam ne bu wóor la bokk na ci alxames bi moom mooy tëj marché Ocass bu Touba ngir 3 fan gannaaw buñ ko désinfecté ba noppi dinañ ko ubbi ci commerce bi nga xamee nee nañ commerce bu essentiel bi dong la maanaam loo xam ne mënta ñàkk transport diggante Touba ak Mbacké di wéy ba léegi ci oto yooyu ñuy woye Mbacké Touba même su fekkee benn arrêté bu préfet bu Mbacké génn na ngir fësal ne ni nga xamee ne mooy oto yooyu lu ñuy yeb dañ koy wàññi takkum masque yi nag arrêté bu ministère de l'intérieur moom moo ko sàkku waaye nag fii ci diwaan bi naam nit ñaa ngi koy tàmbalee jëfe waaye du fépp bu fekkee doomu jàngoro ji moo ngi gagné terrain bu baax a baax fii ci diwaan bu Touba ñoo ngi tàmbalee def bloc ngir mën a jàmmarloog moom waaye nag am na ci tuuti ay jafe-jafe
Mohamed Diop Touba RFM. su fi ñu toll juróom-benni doomi aadama ñoo faatu ci jàngoroy coronavirus bi ci mujj démb la ca Louga googee nga xamante ne ji kon ka fa faatoo ci jàngoro ji ñu ne daal bokkul woon ci ñi nga xam ne service de santé yi ci réew mi doon nañ ko bàyyi xel maanaam woppam yëguñu ko woon këram la toogoon bi ko jàngoro ji dalee ba mu demee ba tàmbali koo sonal nag ca la soog a dem l'hôpital ndekete booba fekk ne bay wëy mbuus Abraham Paul Puy ca Louga. ba léegi amagul loo xam ne leer na ci paa bi nga xam ne nee nañu moom moo faatu ci Covid-19 fii ci hôpital bu Louga nag waaye xibaar yi nga xam ne jot nañ koo taataan nag ñoo ngi xamal ne paa bi jotoon nañ koo laaj ndax moom jotoon naa jokkalanteeg premier cas bi nga xam ne moom la diwaan bi am waaye ci xibaar yi ba léegi ñoo ngi xamal ne paa bi dafa ne woon moom mosul jëflanteeg waajooju noonu gëjoon na ko gis paa bi nga xam ne nag génn àdduna ñoo ngi xamal ne moom ab sëriñ la te day faral di ñaanal cas bu njëkk bi nga xam ne am nañ ko fii ci Louga waaye lu ci mënti nekk daal paa bi moom sëriñ la te day ñaanal ay nit ñu bëri xam nañ ko fii ci diwaan bi nag démb ci ngoon si nag la paa bi génn àdduna fii ci hôpital Amadou Sakhir Mbaye bu Louga bâtiment médecine moom nag jotuñu ko dugal fi nga xam ne moo di centre de traitement bi comme nuñ ko waxee ci ay 5 heures ci ngoon nag la génn àdduna fanweeri simili ginnaaw bi nga xam ne jël nañu prélèvement bi nag démb ci suba si bu mu ñëwee hôpital dañoo gis ne symptômes yi dafa niroog lool li nga xam ne moo di symptôme coronavirus nag ñu def ko ab cas suspect test yi nag laata muy ñëw nag fekk moom génn na àdduna waaye bu test yi ñëwee dafa fekk mu positif benn source nag moo ngi ñuy xamal ne jamono ji faw ñi nga xam ne jot nañoo dugalanteeg paa bi ñu mettre leen en quarantaine te personnel de santé quarantaine boobu la ñu jëm waaye ba léegi autorité yi yéeyu ñu yàbbi ci cas bi wax na lañ koy doxalee lu ñu mën a jàpp daal mooy comité régional des épidémies jamono ji mu ngi ci réunion te suñ ci génnee war nañoo jàkkaarloog taskatu xibaar yi le mu nekkoon Abraham Paul Puy Louga RFM. beneen seetlu bu ñu am ci coronavirus boobu beek ñi muy jël seeni bakkan moo di gone amu ca ñaare koo dégg wala boog ñuy dégg gum ne faatu nañu ndax Covid-19 ñu magal la ñuy doon loolee tax na ñu laaj ñenn ñi nga xamante ne dañoo dëkk ak i mag ana nan lañ leen di taxawoo mu di prise en charge gi Salimata au reportage. maamam ji mi ngi toog ci buntu néegam ci ab siis solu ba yanj di reetaan am ci juróom-ñett fukki at ak ñeent sëtam bi jaaxle loolu ba mu tàmbalee dégg ba tey am na ay nit yu ñàkk seen bakkan ci coronavirus te seeni at bari loolu. actuellement mi ngi am 83 ans mais on s'occupe bien d'elle franchement ñu ngi koy defal alcogel ku génn boo duggee doo ko nuyoo dangay taxaw wax ak moom à distance après nga daal di dem ñu ngi koy toppatoo daal tiit nañ parce que loo xamante ni c'est invisible gisoo ko xamoo nan lay ñëwee ak naka fan la te mag yi lay gën a yëpp vraiment tiit nañ si ak cas communautaire yi xamoo kan moo ko am. wante mu ñuy xamal ni ñi ngi def seen kenn kàttan pour aar seen maam ji ba tax ku koy faj sax da koy fekk si. maam yëg na feebar bi parfois daal mu ne waaw lii moom ci télé bi moom feebar bi moom lii lan la si dëkk bi ay yàlla na si yàlla def jàmm que moom d'habitude du génn même hôpital sax am na médecin à domicile kon maam daal génnam mën naa ñàkk daal. beneenub kër kilifa kër gi toll ci lu ëpp juróom-benn fukki at moom ni xam na bu baax feebar bi te mi ngi koy dégg wante moom it mi ngi def kéem kàttanam ba aar boppam ak njabootam. mooy tandiku lépp loo xam ne yaakaar naa day lore rek xanaa ñu góorgóorlu mag moom bu dara xewu safaan ko am topp non ama ci benn kii puisque lépp yàlla bu ñu delloo ci yàlla rek yàlla tegi lépp. fii ci Sénégal limuk ñi faatu di gën a yokku te ñi ci ëpp nekk ay nit yoo xamante ne ay mag lañu loolee tax ba ñu daseel ñu bari di jaaxle loolu ci mag yi nekk seen kër rawatina nag yenn saay xataay bi nga xamante ni moom la ñuy nemmeeku ci yenn ci kër yi. Salimata Aw Seck ñeneen a ngi ñoo xam ne ñoo ngi yëglu mu di ñiy retraité dañoo gis ne daal tudd ñu leen benn yoon ci pexe yi nguur gi teg ngir di taxaw ñenn ci askan wi ci jamonoy Covid-19 bi mu di plan d'urgence bi loolee nag tax na ñuy yëglu Nafissatou Sylla ci fulla gu mat sëkk nag le conseil national bi ëmb mag ñi nekk ci réew mi rax ci dolli ñi retraité di ñaawlu liñ leen boolewul benn yoon ci lii di force Covid-19 Mame Birame Faye di président bi. lii buñ koy def am nañu yaakaar ñun ne muy ci région yi muy ci département yi muy ci commune yi mag ñooñu lee waroon na leen teg ci seen place bi ñu leen war a teg ñuy xool di fekkee te amit seen wàll bi nga xam ne dañ leen ko war a jox. Mamadou Diatta nag moom sous-préfet la woon bu retraité mu dëkk nag ca Ziguinchor moom
ñoom itamit di ñaawlu seen situation jamonoy pandémie bi lee lu soxal wàllum séddale dundu gi nag retraité yi nag ñoom ne ci njeexital ba dong lan leen ci laaxaale. ñoom ñooy jël en charge seen kër mais bu fekkee am na ñu nga xam ne passé nañu leen ñu boole leen ci programme on ne peut pas les oublier am na ñu ci nekk am na ñu ci nekkul ñi ci nekkul feront l'objet d'un réajustement il faut maintenant trouver un moyen pour compléter ou augmenter la dotation de chaque zone. Mama Birame Faye di joxe tegtal nag gouvernement bu Sénégal ci lu aju pexe yi ñu war a jël ngir jàppale ñii di retraité yi ci nu mu gën a gaawee. xam nañ ne pension moom koy laal rek nii mu daal di jàll pour les retraités du FNR c'est simple mën nañ leen dimbali ku si nekk li nga xam ne sa pension fa la tolloo ñu teg lan la leen xaymale koppar yu nga xamee ne buñ la ko joxee amaana mu gën la mottali ñun xam nañ ne conseil d'administration bi war na taxaw ci IPRES mu fexe ba loolu ñuy tuddee caisse de solidarité ñu xayma seet naka la ñu mën a defal retraité IPRES yi. mag ñi nag rax ci dolli retraité yi nekk nañu ci population bi ñu mën a ñàkk ndëgër laay léeg-léeg waaye nag ñun ci suñu askan li ñu gëm mooy dañu am solo loolu ci bépp kër ndax ci ñu bëri ci kaw mag ñoo ñekk retraité yi lépp ci seen ndodd lay tegu. am na ñeneen ñuy jibale xibaar jëm ci lu ñu wekk ci wàllu scientifique ngir indi saafara ci lii di jàngoro coronavirus waaye am na jàngat bu bàyyeekoo Amérique doomi Amérique yi foofee def ko weddina théorie yooyu nga xam ne jib na benn ca bokk ci bu professeur Raoul bu France ak beneen jëm kon ci li nga xam ne moo di ni waa clinique gi ñu ne mën naa faj coronavirus Anna Rocha. ay semaine ngi nii réew yu bari hydroxychloroquine boobule la ñuy jëfandikoo ngir faj ñi gën a sonn ndax jàngoro ji di coronavirus waaye nag étude bi nga xamante ne def nañ ko dinañ faatu ci yeneen téeméer ak juróom fukk ak juróom-ñetti malade yi nga xamante ne ñoom kenn joxu leen chloroquine googule 11,4% ñoo ci faatu ñi nga xamante ne ñoom ñoo def jàngat googule di leeral ne amul dara luy firndeel ne itam jëfandikoo chloroquine gi boole ko ak beneen garab bi di azithromycine du tere situation malade bi compliqué wu ba ñu branché ko ci ventilateur maanaam may ko mu noyyi CNN tey ji itam di fësal beneen étude boo xamante ne bi la yoon ca France lañ ko defee ci téeméer ak juróom benn fukk ak benn nit yoo xamante ne amee nañ jàngoro ji xaaj gi ci ñoom dañ leen jox chloroquine ñaari fan gannaaw bi ñu duggee hôpital ñeneen yi kenn joxu leen chloroquine jàngat bi ñu ci def moo di amul différence trop ci diggante ñaari groupe yi Covid organisme nag benn garab la boo xamante ne altine ji weesu la ko njiitu réew Madagascar daal di fësal waaye ci moom itam scientifique yi am nañu xel ñaar bu baax a baax mu di benn traitement boo xamante ne ak garab lañ ko defee artémisia ñu bëri xam ko ci xeexum jàngoro ji di paludisme Andry Rajoelina di njiitu réew Madagascar bu muy présenté boobule garab nag amul benn statistique bu mu wone dafa wax ni rek ñoom am nañu résultat yu baax ndax garab boobule day wàññi doole virus bi ci yaramu nit ki bu ñu sukkandikoo ba tey ci moom amoon na sax ay malade yoo xamante ne sonnoon nañ loolu mënuñu woon nooyi te ñoom léegi wér nañ ba gën a hôpital ndax seen garab boobu ñu dippee Covid organix ci bilan bu mujj bi nag ca Madagascar am na téeméer ak ñaar fukk ak benn nit ñoo xamante ne am nañ jàngoro bi lu tollook fanweer ak juróom-ñeent ci ñoom wér nañ amul kenn ku ci ñàkk bakkenam terewul OMS ba tey mu ngi ci am xel ñaar nee na am na ay garab yoo xamante ne ci suñu aada la jógee ci Afrique mën na wàññi symptômes yi waaye nag mu ngi fàttali ne amul benn firndeel buy leeral ni garab yooyule mën naa faj mbaa aar ci jàngoro ji. Anna Rocha Lita Lopez Faye yéen ngeen ak rajo Futur Média di fi dégloo xibaaru digg bëccëg gi benn waxtu du une heure fegg na ñaar fukki minutes. pour man RFM mooy rajo bi gën a jege askan wi. RFM rajo bi jaamu seen soxla. commission bi saytu weer wi fii ci réew mi daañu daje suba ca télévision nationale ngir seenu weer wi. laaj bi di ci jamonoy couvre-feu gi nga xam ne 20 heures ñëpp ca la ñuy fatu nit mën a def ba gis weer wi laaj nañu ko njiital commission bi Mourchid Ahmed Yan Thiam ñu déglu ko ci téléphone Ndiogu Diène. gan gu tedd la goo xam ne gi jaaxle yu ñu nekkee yëpp su neexee yàlla gan gi buy agsi rek lépp dañ lépp lu doon feebar war a doon doomu aadama ci weeru koor dafay daal di dem kon boog dara du soppeeku ni ñu daan séentoo la ñuy séentoo ni ñu waxee woon nit ñi ne nañuy séenu ku gis nañu woo loolu dara soppeeku ci
séentu bi nag kenn ku ne fa nga ne ngay mën a séenoo boo xoolee asamaan si ba gis ba war a koo gis rek yàlla defal nañu sutura itam téléphone yaa ngi fi lépp ngi fi ku jot rek ñu ngi amee suñuy numéro wax dëgg yàlla daal ni na ko daan defee rek dara changé wu ji suñu xel. ak couvre-feu bi fu nit di génne bay séntu weer. kenn musul wax nit ñi ne nañu génn ci mbedd mi weer wi moom foofu sa bët mën a xoolee asamaan rek foo nekk ci sa biir kër ci sa biir néeg ci sa biir pantre foo mën a ruk yow daal bët bi daal naa ne watta rek ci asamaan si ba di xool ba xam ndax weer wi géej ne na loolu rek la ñu naan moom waaye leneen luy changé amu ci ñu naan itam bu weer wi kii na ngeen génn déedéet foo mën a toog ba gis asamaan rek la ñu wax mën nga nekk ci sa biir néeg ci sa ëttu kër ci sa nangam ci seen weer wi waaye leneen amu ci amul changement. autoroute bi nga xam ne moo dox diggante Pompia ak Patte d'Oie am na fa passerelle mu di xeeti pont yooyu ñuy tabax ngir nit ñi di fa mën di jéggee benn camion bu fa jaar da koo yàq ci anam wu jéggi dayo loolee tax na waa AGEROUTE di ñaawlu jëf ju ni mel tey di xam le nit du gulet ñuy dund loolee waaye luñ ko mën a moytoo moo gën chef division pont et ouvrage bu AGEROUTE Cheikh Tidiane Thiam mi ngi koy leeral ci micro Alaaji Njogu Jeen. dafa am benn camion mooy camion yi porté engin chantier yi bu ñëw jaar ci suufu kii bi mais camion bi kawaay bi du woon yoon warul woon mën a jaar foofu mu ñëw porté ñëw nag bloqué ci suuf passerelle bi mu bloqué nag tey jii wax ji mooy dafa ni problème sécurité parce que passerelle bi commencé na yàqu donc il faut ñu dem xool ko dindi ko maintenant gàllankoor bi mu indi mooy ñi jóge tey ville boo defoon ndànk bu ci amul chance trop il faut ñu barrer autoroute bi pour mën ko génnee foofu mu nekk loolu problème bi mu indi mooy li may wax rek mooy que ni il faut que nit ñi respecté code de la route ku nekk def liggéeyam parce que mënuñ chaque fois lii day am chaque fois day am et ça bu amee même problème bi la kenn du ko réglé ñun AGEROUTE li ñu mën mooy lan dañoo dénk ñu tabax ay tali pont ak passerelle yi bu ñu ko tabaxee tam ñoo koy saytu mais nag duñ police duñu gendarmerie bu amee leen lañ mën mooy lan déposer plainte chaque fois dañuy déposer plainte waaye du mujj fenn foofu nag je pense que de toute façon ñu situer responsabilité pour que ñu jëm ko régler parce que defar bi ñu ko defar tam li may wax impôt ñu chaque fois moo koy defar te boobaa yàq la rek suñu équipe bi ñu ngi fa commencé nañ ko xool il faut ñu génnee camion bu ñu ko génnee tamit def mise en sécurité passerelle parce que wóoru parce que passerelle bu daanoo si kaw ni ñu def dafay indi beneen gàllankoor. jëwriñ gi ñu dénk wàllu mbay mi di agriculture ak it équipement rural di jumtuwaay yi muy àndal ngir mbay mën a ñoŋ fixé na jaare ko ci session lu aju ci intrant yi gannaaw nag subvention bu ci am ci campagne 2021 lii di prix kilogramme gerte gi ci ñeent fukki dërëm ak ñaar loolee lu aju ci engrais bi gis nañu ne daal am na ku wàññeeku goog am na ca ci naka la tëddee Amadou Sabar Ba. lii di gerte gi wàññi nañ ko ci lu tolloog téeméer boo jël ak juróom fukk ya céréale bi ak engrais bi tamit ñoom it wàññi nañ leen muy njëg yoo xam ne wutewul lool ak yi nga xam ne moom lañ amoon at bee ñu génn ñi nga xam ne ñooy baykat yi ñi ngi koy rafetlu waaye doon xaar lu ëpp lu ni mel rawatina jamono ji nga xam ne ñuy wax mbas mi di coronavirus. Sidi Ba mooy porte-parole bu conseil national de concertation ak coopération des ruraux. loolu ñu ngi koy rafetlu waaye njort nañu woon nañu ak ni nawet bi bindoo daaw ba nga xam ne tey daanaka lu ñoroon daaw amul solo et que amu béykat yi bëriwul ak Covid 2019 njortoon nañu nguur gi dina yokk subvention da nga xam ne tey suñu demee ceeb bi war a jënd kilo gerte jëndee ko 125 lu moo ñu arrangé parce que gerte bëriwutoon daaw et que li fi amoon daaw daanaka motul jiw. président régional bu organisme bu Kaolack moom rafetlu na programme bu yees bi maanaam atum 2021 rawatina sax engrais bi niñ ko subventionné El Hadj bu Gumbala. mënoon dulu félicité ci nguur di gën a encore luñ ci gën a yokk gën a félicité nguur gi encore mooy taux de subvention bi daf ko gën a réew par rapport ak l'année dernière. beneen ñaxtu boo xam ne baykat yi bëgg nañ ko ñu dakkal lépp li nga xam ne mooy quota yi ñuy jox gros porteurs yi ndax dañoo jàpp ne rek ministre bi ñu dénk wàllu mbay meek équipement rural moo ko waxoon. Sidi Ba mooy secrétaire général bu cadre concertation des producteurs d'arachide. maa ngi ñaan itam quota yooyu ñu alloué gros producteurs yi nañ ko way parce que gros producteurs yi bëgguñ ko leen waruñ leen dimbale nañ seet ñi ñu gën a sonn ñu gën a ñàkk tey ñu jox leen parce que ministre bi ci boppam moo waxoon quota gros producteurs dafa supprimé léegi nag comme que moo ko waxoon na ko gis. Sénégal daanaka at bu nekk dina bay lu tolloog million de tonnes ci wàllum gerte réew mi nag nekk ñetteelu producteur africain ginnaaw Nigéria ak Soudan. RFM bitim réew. teelu dalalaat Barthélémy Ngom maa ngi lay nuyu bu baax Barth. maa ngi la fay Mamadou Mohamed Ndiaye. doore xibaar bi ci réew yeeg réewum république démocratique bu Congo inondation bu fa am fukki doomi aadama ak lu tekk faatu ca. lim ba ci xayma ñu ngi toll ci ñeent fukk ak juróom-benn doomu aadama yu ñàkk seen bakkan ci lu leer jàppale ne it am na ñoo xamante ne ba tey kenn gisagu leen tegaguñu leen gët am na lu toll ci fukk ak juróomi junniy kër yu fa màbb
Soda Thiam. bilan provisoire bi nga xamante ne moom moo tukkee ci mbënd mi ca RDC daal dinay àgg ñeent fukk ak juróom-benn doomu aadama yoo xamante ni ñàkk nañ ci seeni bakkan ak ay yàqu-yàqu yu nemmeeku foofule bu ñu sukkandikoo ci autorité locale yi ca gox gu ñu naan Uvira bi nga xamante ni ma nga diggante lakk Tanganyika ak benn chaîne de montagne bilan bi nga xamante ne moom la ñu actualiser nag fanweeri doomu aadama la yu ñàkk seen bakkan ak nit yu bëri yoo xamante ni ba léegi amuñu fu nu jaar ci gox-goxaan yi nga xamante ni nag ñoom ñoo jegee fa mbënd ma amee am na ci it lu toll ci fukk ak juróom-benn di doomu aadama yoo xamante ni ñàkk nañ ci seen bakkan mbënd moomee itam daal dinay yàq lu toll ci fukk ak juróomi junniy kër bu ñu sukkandikoo ci porte-parole au commissariat pour les réfugiés gouvernement central bu Kinshasa nag daal dinay yónnee ca foofee ab délégation waaye mu mel ni nag loolee neexutu trop ñi nga xamante ni ñoom ñoo di représentant société civile yi nga xamante ni ñoom seen tiitange moo di mbas mi di coronavirus daal di law ci dëkk ba. beneen réew mu di Togo opposant bi di ak Beyome Kodjo teg nañu ko loxo. waaw moom nag moo yegg si woon moo nekkoon deuxième ci présidentielle ga ñu doon amal foofu ca Togo ñaar fukki fan ak ñaar ci weeru février gi weesu moom sax ba tey daal mënul woon ne gagné nañ ko ci élection boobule moom ak Beyome Kodjo nekkoon fa premier ministre. la ay sandarma daal ñoo ko fekk këram daal di ko ne këf yóbbu ndaxte dañ ko yebal ñetti yoon convocation mu bañ a ñëw wuyu ji Kumba Sanjaan Fay. dañ ko daal di teg loxo gannaaw ba ñu jàppee ne dafa ñàkk wuyu ji ñetteelu convocation bi nga xamante ne service central bu recherche et d'investigation criminelle bu gendarmerie moom moo ko joxoon takk der yi dañu ñëw rek daj ci buntu këram ci noonu lañ ko tegee loxo yóbbu ko ci kàddu maître Claver Indri bokk ci ñi koy layool avocat yooyu di ko layool sax di xamle ne moom di tax wuyuwul convocation yi moo xam bu benn fan wala juróom-ñeent fan ci weeru avril wala moo xam bu altine gi dafa fekk ne wér gu yaramam mayu ko immunité parlementaire bu ak Beyome Kodjo nag daal nañ ko dindi ci xaajub weerub mars bi parquet bu Lomé moom moo ko daal di sàkku ñu jàpp ne moom la doon woote ne mooy njiitub réew ma jàppee ne moom sax day woo askan wi ak takk der yi xeex nguur bañ fa teg procureur bi it jàpp ne yooyee kaddu yu diis te grave suñ bi Kodjo di ko yëkkati dafa ñàkk wormal kaaraange réew moomee it mën naa indi daal ay yëngu-yëngu fàttali ne moom ak Beyome Kodjo jiite parti bi di mouvement patriotique pour la démocratie et le développement MPDD moom moomee nekkoon ñaareel bi ci élection présidentielle yu 22 février yu réew moomee doon amal résultat yi joxoon ko téeméer boo jël fukk ak juróom-ñeent ak lu teg joxoon ki ñu jàppoon ne moo ko jiitu téeméer boo jël juróom-ñaar fukk ak lu teg kooke di ki jiite réew mi jamono ji di Faure Gnassingbé. réewum Cameroun léegi kilifa yi nangu nañ ne loxob l'armée ba laale na ci fukki doomi aadama ak ñett di civil yu fa faatu. waaw loolee nag Ablaye Diop ana sama micro waaw loolee nag gannaaw ab communiqué boo xamante ni mu ngi tukkee ci présidence bu Cameroun fukk ak ñetti civil yooyu ñu faat am na fukki xaleel yu ca bokk loolu nag ñetti militaire ñoo tiire woon seen kaw ci dëkk boo nga xamante ne mu ngi ci bët saalumu réew ma foofu sax ay séparatiste anglophone ñoo fa nekk loolee ci weeru février la woon benn massacre la nag boo xamante ni daal taxoon na ba communauté internationale yëpp jóg daal di ko ñaawlu boobaak léegi nag Yaoundé dafa newoon daal loxol armée bi newu ci barki Dembo Ndiaye la doog a génne ab communiqué nangu ne armée bi moom moo ko def loolee nag mu ngi xew gannaaw ab assaut boo xamante ni defoon nañ ko ci base rebelle am na sax ñetti terroriste juróomi terroriste yoo nga xamante ni boom nañ leen ci attaque boobule. ñu dem ak dogal yu bàyyeekoo ci Donald Trump moo di njiitu réew bu Amérique nee na dafay jël dogalu suspendre loolee ñu naan carte verte la tax Covid-19 bi ca la bokk. waaw mooy green card yi nga xamante ni mën nga ko am su ko defee nga dem États-Unis moom Donald Trump dafa njëkkoon a def benn tweet ba nag waral coow ci àdduna bi ñu mel ni déggunu woon bu baax fu mu doon waxee loolaa tax mu dellu siwaat démb andi ay leeral ci mbir mi mu xibaar ne dogal bi mu jël concerné wul visa temporaire yi nga xamante ni ay nit dañ koy am di dem États-Unis ngir bëgg fa liggéey waaye li mu wax ci lu leer moo di dañoo bëgg a dakkal carte verte yooyu su ko defee daal ñu mën a lijjanti wàllum chômage bi foofu la ca États-Unis dañu koy dakkal ci diirub juróom-benn fukki fan délai boobu nag nee na mën nañ ko prolonger dina daal dépendre ci situation réew ma ndaxte dañu gis ne moom Donald Trump dafa gis ne ndool ma dafa yokkum ñàkkum xëy mi la ko waral di situation bi nga xamante ni moo tukkee ci Covid-19 bi jeexalee ca Canada bi nga xamante ni démb lañ doon delloo njukkal del rendre hommage
ñaar fukk ak ñetti nit ñi nga xamante ni ñoo ñàkk seen bakkan ci fusillade ba fa amoon week-end bi weesu waaye hommage nag moom ku ci nekk da ngay toll fi nga toll rek def ko kenn mënut déplacé wu la ko waral mu di Covid-19 bile. Canada sax nee na bii mooy daal jéye bu rëy bi nga xamante ni mos nañu ko enregistré ci histoire Canada mu di tuerie boo xamante ni faat na fa lu toll ci ñaar fukk ak ñetti ne doomu aadama. Mamadou Mohamed foofee ci réewum Canada. waaw maa ngi lay gërëm bu baax a baax di la sant Barthélémy. aywa. rajo askan wi. Koro News Youssouf Bodian. si diiru ñetti fan Sénégal am na ñetti nit yu ñàkk seen bakkan ndax Covid-19 waaye ñu fàttali ni ci ñaari fan yu tegaloo ñu testé ëpp na 400 di guléet ci bésu tey bi Afrique mu ngi am lu tollu ci 25 junni nit yoo xamante ni amee nañu feebar bi lu ëpp junni ak téeméer ci ñoom ñàkk nañ seen bakkan juróom-benn junni ak juróom téeméer wér nañu mbas bi laal lu tollu ci 2 réew ci Afrique. Égypte léegi mooy réew mi nga xamante ni moom la mbas bi gën a laal mu am lu ëpp 7 junni nit yu ko am 249 ñàkk seen bakkan ba tax na kon seen président wax ni seen musée bi gën a rëy ci réew ma dañ koy wéy di tëj. Afrique du Sud moo nekk ci ñaareelu place bi am lu ëpp tamit 7 junni nit yoo xamante ni amee nañu feebar bi. président bi di Cyril Ramaphosa wax démb ni am na plan économique et social bu am solo boo xamante ni dinañ ko tëral war ci dugal lu ëpp 20 milliards ci euro. Algérie donte ñi fa amee feebar bi néew na soo ko méngalee ak Égypte ak Afrique du Sud waaye moo ëppale ay nit yu ñàkk seen bakkan ñooy toll ci lu jege 400 nit waaye nee nañu lu ëpp ci ñoom am nañu juróom-benn fukki at ak juróom yu teg ngir dimbali Algérie mu gën a jaamarloo ak feebar bi Chine joxaat na ko beneen dimbal. matériel bi toll ci 20 tonnes doon ay masques chirurgicaux ay kits de dépistage ak appareils yooyu nga xamante ni mooy jàppale maladies sonn yi ngir ñu mën a noyyi. ci Afrique sowu jant léegi Ghana mooy réew mi nga xamante ni moom la mbas mi gën a laal réew ma am na lu ëpp junni cas juróom-ñeenti nit ñàkk seen bakkan waaye loolu taxul président bi jël dogal jeexal confinement bi nga xamante ni ci diiru 2 semaines la woon. mi ngi ko waxee ay doomu Ghana yu bëri génn ci mbedd yi di jubilé waaye nag ba léegi ci réew ma dañuy tere nit ñi di dajaloo école yi dañ koy tëj ba léegi te tamit frontières yi ubbeegunu ko. président bi sàkku ci askan wi ñu wéy di takk masque yi waaye tamit topp li nga xamante ni kër docteur mu ngi koy digle. Burkina Faso ci Afrique sowu jant moo ëppale lim nit ñi faatu ndax Covid-19 réew ma wàññi na lu toll ci 3 ci jamono ji nga xamante ni kon am nañu juróom-benn téeméeri cas. marché central bu Ouagadougou di bi gën a mag ci réew ma dañ ko ubbiwaat ci altine bi waaye autorité Burkina Faso yi wax ni li ko dalee le 27 avril képp ku yeewoo ci réew ma faaw nga takk par force masque. léegi ñu xool tolluwaayu mbas mi ci àdduna bi lu ëpp ñetti junni nit ñàkk nañ seen bakkan bi mu dooree décembre ba léegi lu ëpp 2 millions ak genn wàll nit ci àdduna bi la mbas bi laal ñu féete ci ñetti réew. États-Unis mooy réew mi nga xamante ni moom la mbas bi gën a laal ndax ñoom am nañu lu ëpp 4 junni nit yoo xamante ni ñàkk nañ seen bakkan Italie moo ci topp Espagne topp ci France moo nekk ci 4e place bi Europe boobule ci bésu mercredi bi am nañu lu ëpp 110 junni nit yoo xamante ni kon faatu nañu ndax Covid-19 ci xayma ci àdduna bi lu ëpp 4 milliards ak juróom téeméer millions nit dañ leen confiné maanaam dañuy des seen kër. te Japon juróom-ñetti bébé ak ay ndaw ñoo amee lii di coronavirus nee nañu kon ci centre d'accueil bi ñu nekkoon ca Tokyo foofu lañ leen ko wàllee te ki leen ko wàll kenn la ci nga xamante ne ñoo leen di encadré ci centre boobule. ca Espagne club yi yëngu ci wàllum Liga am yaakaar ni nañ dooraat entraînement yi le 4 mai waaye ministre de la culture et des sports ba tey bëggul yàbbi ci mbir moomule. ñu jeexale ko ak Allemagne mi nga xamante ni door na essai clinique am yu njëkk di ab vaccin boo xamante ni di ko tax a jóg mooy fexe ba xeex lii di Covid-19 ñi ko lancé di entreprise bi di BioNTech nekk ca Mayence lëkkaloo ak laboratoire américain bi di Pfizer lu toll ci 200 volontaires seen at toll ci diggante 18 ba 55 ans ñooy bokk ci essai yooyu le bii kon mooy doon ñeenteelu essai bu ñuy def ci nit ci àdduna bi ngir fexe kon xool ban vaccin moo mën a aar nit ñi ci Covid-19 fa. di la gërëm bu baax a baax Youssouf Bodian ci Koro News googee nga xam ne ponk la bu ñu jagleel tolluwaayu Covid-19 bi fii ci Sénégal ci Afrique ak it ci àdduna bi waajal koor yegsi nañu ci ànd ak soxna Umu Kalsum li tey ñuy xooli ñi nga xamante ne ji baaxoo nañu bu ñu masaana ndogu ba diigal dañuy naafila
naafile ji nag ren dana xaw a jafe ndax dañoo tëj jumaa ak jàkka yi li ko waral mooy jàngoro ji nit ñi seet nu ñu ko moytoo léegi ginnaaw dem jumaa naafile amatul nu nit ñi di lijjantee naafile gi reportage Umu Kalsum li góor gi di El Hadj Daouda Ndiaye toog ci seesu piliyaanam dafa tàmmoon di julli ji jumaa ak weeru koor gi di ñëw mu ngi xalaat nu mu war a waajale naafile bi ci këram comme ni ko imam bi waxee julli leen seen kër. jamono ji nga xamante ni mbas mi lëmbee na àdduna. naafile ne ci koor moom boo mënee dem soo mënul dem itam da ngay toog xam nga boo feebaree dootoo mën def yu bare da nga koy yemale comme ku feebar da nga xam ne dogalu yàlla la mais du sa bëgg-bëgg comme dogalu yàlla du sa bëgg-bëgg rek yaakaar naa ni boo ko defee soo doo si am benn daanu yàlla. Maytaal toll ci juróom fukki at sol masque bu bari couleur muur bakkan beeg gémmiñ gi kol ga ca bopp ba muy ñaax nit ñi julli seen kër te it surveiller njaboot gi. il faut kenn ku nekk di naafile sa kër ndax comme Macky Sall daa joxe ndigal daal il faut que ñu def ndigal li kenn ku nekk di naafile sa kër téye say xale téye ñëpp ñu naafile suñu kër yi. comme ni ko jullitu bari doon defee Fatimata dafa amoon habitude taa su koor gi ñëwee mu dem ci jumaa ja ngir déglu waaraate imam bi wante at mi lépp soppeeku. fi mu toll nii dañoo jaaxle ba fu jaaxle yem ndax koor gaa ngi ñëw te xamuñu fan la ñu war a naafila fan la ñu war a jullee comme dañ ñoo confiné ñu toog ci kër yi fas yéene naafila foofu organiser ko. ak mbas mi di coronavirus jullitu bari dañoo war a sàlloog digle yi njiiti jël ak weeru koor bi mu nekk weer boo xamante ne weeru julleek ñaan la.